di baalu ñëpp ak yal na yàlla boole jéggal yal na yàlla dolli sutura allah mooy imaam jul ñaan léegi yal na ko yàlla barkeel wax ji nag defe naa ni du mën a gudd ndax ñi jiitu benn wax la ñu wax ndax bëgg-bëgg bi benn la woon ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ba pare préfet ñu ngi lay nuyu bu baax yow mi fi teewal le président de la république ñu ngi lay nuyu di nuyu waa mu sant yëpp di wax ni nag wax ji mën na bañ a bari parce que defe naa ni bu waa marché bi waxee ci kàddu Badou bi ma dégg ak ci kàddu Mame Mbaye Ousmane Mbaye ñëw wax ñu sant ñoom ñi nu nekkaloon ci marché bi en tant que maire ma nit war naa mën a jóg taxaw sant ñi nga xamante ni ñoom laa bokkal conseil municipal bi sant premièrement le bureau municipal sant conseil municipal bi parce que bu dul woon ak ñoom nag lépp lu ñu bëgg buñ ko waxtaanee ci bureau municipal ba indi ko ci suuf bu boobaa buñ ko voté wul du mën a sotti li may wax préfet ngi ni taxaw donc loolu moo tax may sant le conseil municipal bu Thiès Est yëpp jërë ngeen jëf parce que noonu la mën a demee ndax équipe la équipe bi bu fekkente ni yàlla def na ànd nañu bokk xalaat bokk bëgg-bëgg parce que tey njariñ li mooy lii tey loolu ñu doon wax ni moom lañ bëggan ak le bureau municipal teg ko ñu voté ko ngeen ànd à l'unanimité voté ko tey la dañuy ñëw di ko inauguré muy lii tey di marché jën bi donc vraiment jërë ngeen jëf di sant tam Ousmane Mbaye bu baax ndax mën naa ni sama mag la waaye nag tey dafa casquette maire laa sol mu yor casquette délégué représenté fi marché bi kon ñun bu ñu ñëwee fekk ko fi suñu xel day dal ndax liggéey bi depuis le début ñoom yombal la nañu lépp donte ni ñun ñoo yilif marché bi waaye bi ñu ñëwee ñoom ñoo fi nekk ndax ñoom fa ñu nekk ñoo nu fa teg bu nu fa tegee nit ki nag bu la tegee ci bërëb moom mooy sa kilifa ñu nungul leen ko bu baax bi ngeen waxee seen i bëgg-bëgg itam ñu mu dëppoo ak suñuy bëgg-bëgg ñu ñëw lépp nekk loo xamante ne waxtaan wi dafa nekkan comme lettre à la poste amoon benn jafe-jafe ndax danoo yàgg yéene ni danoo bëgg nekk buñ fi nekkee am luñ fi bàyyi ba bés bu ñu fi yàlla jógee yàlla moo xam ñu man ni lii kat commune Thiès Est ñoo ko fi defan équipe bi fi nekkoon ko loolu lañ doon bëgg saa su nekk bi ñu ñëwee itam yàlla dogal na mu sotti kon ñu dégg fi yeneen mébét yi ngeen wax mébét yi ngeen wax itam Imaam wax na ko léegi bi muy ñaan ni nag mu sante bari na ay secteur moom yàlla def na mi ngi féete ci mbaaru fëgg jaay ñeneen na nga féete ci beneen mbaar ñeneen na nga féete faneen suñu yéene mooy defar marché bi comme ni ko Badou waxee ba nga xamante ni marché bi dañ naan ci Thiès benn marché la fi loolu lañ am ci yéene boobu nag yàlla nañ ko yàlla àggale te am nañ yaakaar ci ni ñu ànd nag am ngeen engagement bu ngeen am boo nga xamante ni yàlla mën noonu dimbali ba li ñu bëgg dinañ ko def loolu moo waral tey ñu sant bu baax nag ñun yàlla may ñu fekkee tal ko ba di àggale lii tey ndax lépp yàlla la di sant le promoteur bi nga xamante ne mooy Moustapha Ndiaye comme ni ngeen ko waxee parce que nit ki itam di nga ko jox marché du ko def na nga ko waree am na retard naam ñu ngi ciy jéggalu parce que amoon nañu yéene dans 6 mois ñu ma leen ko jox mais yàlla jaam ak pexe yàlla ak dogalam ndokk nag bi nga xamante ne nungu ngeen ko ba suñu diggante amu ci benn jafe-jafe donc Moustapha ñu ngi lay gërëm bu baax waa marché bi ñoo waxal seen bopp ni liggéey bi am nañu satisfaction à 100% kon donc loolu bu ñu taxawee ñu ne war nañ la remercier ci loolu parce que ñun loolu rek lañ bëggal di leen wax tam ni leen jël nañu engagement tam defe naa ni devant le conseil municipal li ci ëpp ñu ngi fi bureau municipal ñu ngi nii taxaw les adjoints mbaar bu mag bi bu neexee yàlla ak yonent bi bu neexee yàlla ak yonent bi mbaar bi bu soobee yàlla dinañu def tout pour waxtaane ko comme ni ñu waxtaanee woon fii moom ak mbaaru fëgg jaay bi jéem koo def ba nga xamante ni vraiment ku ñëw muutante di nga xam ne am na soppeeku am na avancement bu baax loolu mooy suñu yéene te bu neexee yàlla ak yonent bi dinañu taxaw donc conseil municipal bi yéen a ko gisandoo seen mëbët la ñoom ñoo ko demandé ñoom ñoo ko soxla kon suñu devoir mooy jéem leen cee fekk si defar ko pour que parce que nag nit ki tam fooy nekk parce que jamono ji moo laaj vraiment modernisation moo laaj vraiment avancement moo laaj technologie yu bees yi lu xew fi mu ne li ñuy def mën na yend ji fu ne kon loolu war na tax nag ñu mën a gën a améliorer situation bi parce que ni ñu ko fekkoon bi ñuy def visite bi
bi ñu fi ñëwee gis nañ situation marché bi ni mu mel loolu wax dëgg yàlla vraiment ñun nekkul loo xamante ni lu nu war a supporter la ci sunuy xol moo war a lan ñu engagé wu pour defar leen service là di leen sant bu baax ci seen nangu googu ndox mi nga xamante ne tam comme ñu ciy jéggalu parce que xam nañu situation bi métti na mais dinañ ci taxaw suñu kéem tolluwaay kattan pour régler cette situation bi ci des mooy chambre froide bi def ñu ngi koy pare nañu pour def ko gis nañ emplacement bi une chambre froide boo xam ne dañ mettre 5 tonnes kooku aussi day leen ko defal bu neexal bint bi sant nañu bu baax di wax ne nag comme dañu fiy jógee dem ba marché Ocass loolu aussi itam ci liggéey yu mel nii dañ ko fa def loolu tam bu fi jógee dañuy dem moom it remettre leen seen état di ci sant bu baax di wax ni no li Baye Ousmane wax dëgg la 86 états la woon bi ñu koy recensé waaye sunu njàmbaar ak yéene ñëpp mën cee dugg moo waral ñu dem ba téeméer ak fukk ak benn loolu tam aussi ngeen xam bu baax parce que juróom-ñetti fukki nit ak juróom-benn rek ñoo fi nekkal ñuy def suñuy pexe ba àgg ak yéen téeméer ak fukk ak benn kon loolu aussi c'est à saluer li mu wax ni ñi fi nekk ñëpp moom duggaat nañu seen place te li ma wóori am na ñu ci dugg ñoo xamante ni nekkul woon kon loolu aussi tam njàmbaarte kon ñu ngi leen ciy sant bu baax. cantine yi nekk na 20 cantine moom itam ñu ngi ci biir lépp it pare na liggéey bi lépp boo ko xoolee vraiment nekk na loo xamante ni somme bi am importance la fii de ay 30 quelques millions ci ñaar projet yi nga xamante ni moom lañ def fii kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ni. ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci sangu-sang yi Seydina Mohamed ñi ngi nuyu monsieur le maire Pape Diop le maire de la commune de Thiès-Est mais également di nuyu l'ensemble du conseil municipal de la commune de Thiès-Est di nuyu imam di nuyu commerçant yi fi teew yëpp jigéen ñi mag xale ndaw mais également di nuyu sunu xaritu journalistes yi nga xam ni ñooy tas xibaar yi di ñaan feebar bi fi yàlla indi mi ngi wàññeeku temps yi mais yàlla na gën a wàññeeku ba jeex tàkk ci barke Seydina Mohamed bu loolu weesoo ma xamal leen ni programme bi ñuy wax PACASEN moo indi lii PACASEN ab programme la boo xam ne état du Sénégal daf ko teg pour gën a dooleel les collectivités territoriales dans le cadre de la décentralisation te ci programme boobu ñuy wax PACASEN communes yi nekk ci Sénégal yëpp bénéficier nañ ci pour mën a def un développement à la base programme la nag boo xam ni dafa laaj une gestion axée sur les résultats te gestion boobu vraiment aussi ñu ngi ciy remercier le maire de la commune de Thiès-Est def na ci liggéey bu rafet transparence bi am na nit ñi kontaan nañ gis nañ lim ci liggéey parce que ñoom je le rappelle souvent les maires yi c'est le démembrement de l'État te lu état di def rek ñoom day ñëw pour jàppale ko kon donc ñu ngi ko ciy remercier di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan commerçant yi tamit vraiment ñu gën a jàppale wàllu set gi ci wàllu marché bi parce que set fu mu amul rek sibbiru daf fay am ak leneen mën na fa am kon nag daneen farlu ci nettoyage marché bi gën ci taxaw bu ko defee vraiment lépp jaar yoon kon daal ñi ngi leen di sant bu baax di gërëm monsieur le maire vraiment liggéey bi nag jeexul dafa day continuer mais daal na ci ñëpp jàpp rek pour que au moins les territoires li ñuy wax la territorialisation des politiques publiques ñu nekk am ay territoires yu viables yoo xam ni bu ëllëgee dinañ mën a lancer le développement du Sénégal merci beaucoup. ni rajim bismillahi rahmaani rahim man Adja Maam May Mbodj maa sa mu sante Maam May Mbodj waaw nekk fii jiite jaaykatu jën yi jigéen ñi ak góor ñi ñëpp ak ànd ak Ibra Ndiaye ci liggéey bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm nag maire nag waaye bala ñoo commencé ci maire dañuy commencé ci sama nijaay Ousmane Mbaye ndax moo nu jàppale tey ji bu nu amee doole tey ji Ousmane Mbaye ñu ko may ak ñi mu àndal di liggéey jàppale nu biir jàppale nu biti tey marché bi bu mu melee nii ñu ngi sant maire lool di ko gërëm waaye bala ñu sant kenn gërëm ko dañuy sant Ousmane Mbaye Ousmane Mbaye jàppale nañu bii jàppale nañu guddi bëccëg mooy équipe bi mu àndal guddi dinañ ko yee du nelaw guddi du nelaw bëccëg lu mat weer a ngi nii taw beeg yëpp ci suñu kaw lay taw Ousmane Mbaye mi te mënoon na ko cee bañ a fekk kon nijaay Ousmane jaajëf yaa na nga dund téeméeri at ak juróom fukk marché bii sa marché la yaa ko moom di sant nag maire ndax maire li mu ñu defal doon cee kontaan de ndax fi mu ñu fekk génn nañu fa maire kontaan nañu bu baax
mais ñi ngi lay sant sa service bi yàlla na ko eggaleeg jàmm ak salaam ñi ngi lay sant di la gërëm te xam ne li nga sumb ñun ñu ko digale doon ay jigéen ñaan suñu ñaan rek macha allah kon nag ñi ngi lay sant li nga bëgg yàlla na nga ko def li ngay wut ci sa service bi yàlla na nga ko am di sant jigéen marché yëpp xale yi te xamal ni maire xale yi sonn nañu lool nag ñun jaaykatu jën yi waaye suñu coono ak suñu rangoon yow mi yaa ko nar a fayal ndax ni nga koy fayal defaral nga nu marché wutal nu fi nu war a glacé suñu jën yi baax na ndax fi mu nekk marché bi rafet na lool amuñu fu nu glacé nag loolu moom sóoraale ko li ci rax ci dolli mbedd mi nit ñi aw ak dem mbedd mi bay boo nga rayee ko tey jii bu subaa ginnaaw suba nga wutal ñu ñaari agent yu fi taxaw sinon dinañ yàq suñu liggéey loolu daal lañ bëgg maire nga dimbali nu ci jàppale nu ci maa ngi sant ñëpp di sant jaaykatu jën yi di sant góor di sant jigéen di sant jaaykatu lujum yi jaaykatu soble yi borom cantine ñëpp ñu ngi leen di sant Ousmane Mbaye ak délégué mag ñëpp wax ji nag fii rek la mën a yem waaw. mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu góor jigéen mag ak ndaw ci turu marché Moussante di ci jiital préfet bu Thiès monsieur Diagne di ci tegit sunu maire Pape Bassirou Diop ak mboolem conseil yi mu àndal ak équipe am yëpp ci maire bi ñoo ngi leen di nuyu ci turu marché Moussante di leen sant di leen gërëm. waaw ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci turu marché Moussante wax bi nag ni jamono demee tax ñu gàttal ko ma ni wax bi ni jamono demee tax ñu gàttal ko lépp lu ñu war a wax dañ koo tënk ci ñaari nit muy Badou Mbaye ak Mame May Mbodj ñoom ñaar dong ñoo war a wax man maa ngi jël kàddu waaye waruma wax ndax leen waxtaane woon loolu la li ma ciy leeral mooy mbirum liggéey bii ñu ngi sant maire ak équipe am di sant promoteur bi di Moustapha Ndiaye comme ni ko Badou waxee waxu Badou yóbbaale na sama wax ci côté boobu li may leeral nag ci mbiru marché bii la jëm nun waa marché bi maa ngi leen di xamal ni leen noo ngi sant yàlla bu baax di julli ci Seydina Mohamed ndax nag marché bi ñu koy bëgg a liggéey jaxasoo na métti na bi ñu defee recensement bu njëkk bi 86 personnes la ñu recensé woon loolu moom la ñu jël loolu la mairie bi jël ñu dem ba ca biir nag côté bële bokk ci woon ñu jël ko bañ ko recensé muy 17 personnes mu nekk 103 personnes bi ñu jëlee 103 personnes yooyu ba yeggal bi ñu liggéey taabal yi mu nekk 111 taabal waaye yàlla dogal nag maa ngi leen di wax ak lu nit mën a wax képp ku fi nekkan te am place boo amee benn jot nga ko boo amee ñaar jot nga ko soo amee ñett jot nga ko amul kenn ku fi nekk te jotul place loolu laa bëgg mu leeral leen ko ngeen yëg ko loo tax may wax boobu mooy xam naa dootuma gune xam naa marché xam naa it jamono nit ñi la ñuy génn di ko wax ak lay am day waroo maa ngi nii ci mbaar mi ci tante bi yéen a ngi ci tante bi benn nit bu aman taabal ñu taabal jaa ngi nii te amul taabal amul ci mu des lan 8 taabal yooyu dañoo xool ñi nga xamante ni am nañu jamono jàpp na leen nu xool ñooñu ñan lañu jox taabal yi ñi ñu ko joxit ñëpp kenn génnu ci mbaar mi fii la ñu ne woon waaye ñooñu ñu joxit dañoo seet ni yellu nooñu ñu dimbali leen ñi ci des ñëpp itam am nañu yellal waaye nag mbir mi ma teew ko na leer waaye li mat daal mooy def nañu ko amul benn nit bu fi nekk boo xam ne jotoo place loolu laa bëgg maire xam ko ce préfet xam ko maire itam équipe am ak conseil municipal am xam ni liggéey bi tegu na ci yoon waaye joxe gi tegu na ci yoon càmbar nañu ko biir biting képp koo xam ne da ngaa amoon sa place sax jox ko nit ñu bind nit kooko te kiñ ko bind moomu ko càmbar nañ ko ba dindi kooko jox ko ki mooman tooñuñu ci kenn jalgatikuñ ci lenn yàlla dogal na ñëpp jot nañu loolu laa leen di leeral moo tax ma jël kaddu waaye bu loolu du ma jël kaddu yéen képp koo xamante ne am nga place te jutoo place
ko mu doon na taxaw wax kenn ku fi amante jotu amut ah da di nag marché li mu baaxoo marché li mu baaxoo moo di léeg-léeg am ñu am place am ñu ne ci mbedd ñi ne ci mbedd nag ñooñu am na ci ñu amut waaye ñooñu ne wuñu woon ci place loolu laa bëgg mu leer ku ëllëgee kuy wax xam la ngay wax waaw lii jëkku fi tey fëgg jaay guy ga lii ñu nañ ko 96 fa ña fa man ñëpp jot nañu ko nu mu tuddati Karbala 99 amul kenn ko amante jotul te ma di leen yëgal leen nag bu njëkk ba ak bi ci digg bi ak bu tey bii maire ngi nii équipe bu maire ngi nii maire amu fi benn place deful benn demande ñu jox kenn équipe conseil municipal kenn amu ci lépp a ngi ci biir marché bi kon noo ngi sant maire ñoo ngi lay gërëm ndax kat liggéey bi baax na waaye itam def nga ci ngor gu mat sëkk ñoo ngi lay sant di la gërëm monsieur le préfet monsieur Pape Bassirou Diop sunu maire li mu nu liggéeyal def na ci ngor won nañu ngor ba yàlla doxal na itam séddale nañ ko ci ni nga xamee ni mooy yoon ñëpp am nañu amul kenn ku aman place te jotul loolu laa bëgg mu leer wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh